benn waxtu jot sënkam mbokki rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV da leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fas ñu fas yéene ko jukki bokk na si nag lu soxal Ousmane Sarr di nag Ousmane Sarr doomu fi nga xamante ne moo di ca Yoff daagu daan gannaaw nag ñaari ay wala bokk juróom-ñaari fan yoo xamante ne moom la réer ay mbokkam ci géej gi moom nag Ousmane Sarr dellusiwaat na ci njabootam ay njabootam nag daañu leen teewlu ci biir xibaar yi kàddu yi nga xamante ne fas yéene ko yëkkati daan ci ànd ak suñu reporter Aliou Sow ci biir jotaay gi. article de la semaine gaaw tey di rubrique bi nga xamante ne moom la ñuy amal ayu bés gu jot tey nag ñuy amal taxaw seetlu ci wàllub littérature réew ko Sénégal gannaaw ndam li nga xamante ne Mouhamed Bougar Sarr daan na koy am ca biti réew lan moo tax ñi nga xamante ne ñoo di bindikat yi wala boo ñuy yëngu ci wàllub littérature ñoom nag duñ leen faral di bàyyi xel ci réew ko Sénégal taxaw seetlu bi nag ñu koy amal ak journal bi di L'As Quotidien ci xalima kii di Mamadou Makhé Ndiaye laaj ak tontu dox diggante mag Mamadou Dieng ci biir xibaar yi seen rubrique article de la semaine ponk gu mujj gi nañu koy faral di defee di li yéene kaay yi xëy fasal tey Assane Top lañ ci àndal gaaw tey moo ko juróom benn fan ci weeru novembre atum 2021 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si mu ngoog gannaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi dañu koy tàmbali ak janook taskatu xibaar yi bu coalition Yewwi Askan Wi kon ci benn waxtu lañu koy amal nag tey ji kon jamono ji ñu àddu ngeen di teewlu jàpp leen rek coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñu ngay waajal janook taskatu xibaar yi la leen yëkkati nag ñu ne ñàkkum jël wala boog ñàkkum nangu ñu ñàkk nangu yenn ci ay liste coalition boobule coalition di Yewwi Askan Wi ñeel élection locale paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi ñu nam amal weeru janvier atuma 2022 kon ndaje bi nag léegi la ñu koy amal benn waxtu kon fi nga xamante ne nag moo di daluwaayu parti bi nga xam ne moo di parti républicain pour le progrès ñu gën koo xam ci PRP kon daañ ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo du ñàkk ci suñu yeneen i jotaayu xibaar wax ci leneen nag lu soxal wàllub jigéen ñi ak kuréel bi nga xamante ne moo ëmb ay jigéen fii ci réew Sénégal ñu gën koo xam ci COSEF ñoom itam daal dañu amal ndaje la leen yëkkati nag mooy ñu gën a bàyyi xel jigéen ñi ci wàllub liggéey fii ci réew Sénégal gën a ñebe yemale nag jigéen ak góor rawatina ci ak yelleef wàllub liggéey itam rawatina ngir rek daal di leen jox seen gëdd ñoom nag li ni mel ngir ñu mën a antu faw rek ñu daal jaadi ko ci wàllub tàggatu bu ñu sukkandikoo ci boobule kuréel ak ndaje bañ ci doon amal ci teewaayu Khadija Diouf. ay jigéen yu booloo ngir sàmm démocratie di ko jaarale ci yamale góor ak jigéen lii lée di xeex bu nar a métti lool suñu sukkandikoo ci candidat yu mel ni Soham El Wardini ci jëm ci ay jongante yoo xam ne janvier 2022 la te bëgg nañ bi yoon jigéen ñi nga xam ne dañ nekk maire bari ci réew mi yëpp fukk ak ñeent lañu woon wala fukk ak juróom bëgg nañ bi yoon wax dëgg yàlla loolu yokku te pour loolu nag il faut ñu daje di waxtaan ci suñ biir di wax ay problème yu ñu am ci suñ biir di seet nan la ñuy def ba problème yooyu yëpp ñu mën koo régler te loolu nag organisation féminine yëpp jot nañ ci te moom COSEF moo ñu invité te COSEF xam nañ ne depuis 1995 mi ngi fi di jàppale jigéen ñi di leen di former di leen di dajale di waxtaan pour seet nan la ñuy def ba jigéen ñi fu góor taxaw ñu mën fa taxaw ànd ak ñoom liggéey. beneen xeex bu jigéen yi bëgg wéyal mooy yenn bërëb yi nga xam ni jigéen ñi fasuñu fa lool lile adjointe maire bu Kaffrine di ko ñaawlu. ñun fa ñu nekk ca gox ya dafa fasanti ko te nag information duñ ko am lu bari ndax duñu boole ci dara jigéen ñi mën nañoo wax fii ci Ndakaaru de liñ am ñun amuñu ko ndax man damay dégg ko sa mais tey laa ko xam te maa ngi yëngatu ci politique 2009 ba léegi maa ngi yëngatu ci politique mais li ma am tey mosuma koo am te am na ñeneen ñu ma raw ña nga fa mais dañoo amul opportunité pour ñëw fii ndax li ñuy jëfandikoo mooy nañ dugg ci oto yi feesal kaar yi buñ paree pare nañ dañoo bëgg mu jeex nag ñu sakku ne ku ñu jàppale COSEF ci formation ak ci ndimbal ndax boo jógee di engagé wu pour doon maire am na loo cay fekk risque yu bari
mais dañu tàllal loxo bu baax a baax pour ñu jàppale ñu encouragé ñu defal ñu formation bu ëllëgee fu góor taxaw rek ñu taxaw fa. Rokhaya Gassama di présidente conseil sénégalais des femmes di gunge jigéen ñi former leen ba ñu mën a nekk ci kanam. conseil sénégalais des femmes nag bi mu juddoog léegi li nga xam ne moom mooy mbébétam toujours mooy que jigéen ñi nekk fi nga xam ne foofu la ñuy dogale te biir conseil bi jigéen yi soxee ko ci parti majorité ak parti opposition ñoo nekk ci biir li ñu soxal rek mooy jigéen taxawaayu jigéen développement wu jigéen moo ñu soxal parce que su jigéen développé wu dëkk bi yëpp mooy développé du ñu def xaaj ci góor la wala jigéen. waa conseil sénégalais des femmes di woo jigéen ñi suñuy jàppalante tayit gën a fësal seen courage ngir gën a mën a fësal seen bopp rawatina si wàllu politique. Khadija Diouf Barthélémy Diaz ñu wóolu ko ci kanamu 3e chambre bu cour d'appel fukki fan ci weeru novembre kon ci atum 2021 loolu nag yemoo itam fukki at yoo xamante ne njabootuk Ndiaga Diouf boobee ñu faatoon ci buntu mairie bu Mermoz Sacré-Cœur ñuy xaar nag yoon daal di def liggéeyam ci mbir moomee daal di leen gindi ci faat ga ñu faat seenub doom kon ba ñu yëgee wóolu ga ñu wóoluwaat Barthélémy Diaz daal dinañoo dem nemmeeku ji njabootuk Ndiaga Diouf ñoom nag la ñu xam ne nag jamono ji moo di ñenn ñi nag jàpp ne Barthélémy Diaz dañ ko wóolu bi nag politique moo ko daal di lal ñoom nag jàpp ñu mbir moomee ñoom la ñu bëgg moo di yoon daal di leen gindi ci faat ga ñu faat seenu doom ca buntu mairie bu Mermoz Sacré-Cœur reportage bu Mamadou Lamine Fatija. man daal li ma gënaloon mooy ñu àtte ko ñu fi jeex dëgg gi féetee ci moom ma xam ne ci moom la féetee su dëgg gi féetee ci man ma xam ne ci man la féetee. àtte bi nga xam ne njabootu Ndiaga Diouf mu ngi koy xaarandi bu baax a baax woo bu bees gi nga xam ne def nañ ko ci Barthélémy Diaz jëmale ko ci yoon njabootu Ndiaga Diouf moom di yàkkamti bu baax a baax ñu taxawal boobule àtte ndax ñu xam mbir mi fan la féetee. loolu dafa war a am bu yàgg ndax procès bi yàgg na bi Ndiaga faatu léegi ñu ngi ci procès bi bu ñu ñëwee ñu dàq ko àtte woon nañ ko fi ba yàlla dogal ki nga xam ne mooy procureur bi waa ji sant Guèye mu ni dañuy dàq ñaan appel ndax bi ñu àttee bu rafet lu ko booba ba léegi nag ñu ngi ci. suñu sukkandikoo ci papay ndaw gi nga xam ne moom la ñu faatoon ci atum 2011 woote bu ñu def meeru Mermoz Sacré-Cœur bile doonul mbirum politique ndaxte lu nu mel waxoon nañ leen ko bu yàgg balaa kile di Barthélémy di déposer candidature am. daal dina fi ay yoon ñu di ko dàq xëy na nag ñoom bu mel nii ñu naan xëy na politique la déedéet affaire bi jàpp nañ ko ama politique bi jàpp nañu date bi man waxoon nañ ma ni le 10 ci mois bii ñu ne war na maa dajamu tribunal kon man yaakaaruma ni politique bi moo tax ñu bàyyi ba lii ñu woo ko ba ko yàgg waaye nag di moom bu fekkee ni mu ngay wut awlay rek lu ko neex wax. ci atum 2011 ba léegi njabootu Ndiaga Diouf xamuñu fan la ñuy féete gannaaw bu ñu rayee seeni doom bile tey jile seeni bëgg-bëgg mooy ñu taxawal bile àtte. bi affaire yi xam ne metti nañu torop mais ba léegi daal xamuñu fan nañ féete ñu daal loolu mooy suñu problème ñu leeral mbir yëpp fu dëgg gi féete ñu wax ko ñu leeral dëgg gi daal loolu la mbir. àtte bi nga xam ne ngir leeral mbir mi nga xam ne moo jëmee ci faatu Ndiaga Diouf ak mbirum Barthélémy Diaz tey jile njaboot ji ñu ngi koy xaarandi bu baax a baax ñoom lu ñu bëgg rek mbir mi leer dina googule ñoom ñu ngi wéy ak seeni méttit bi bi léeg ñuy xam ne fan na mbir mi mujjee. Karange gannaaw nag ba ñu koy amal ak itam wàccaay li nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu affaires étrangères maître Aïssata Tall Sall ci ndaje bi nga xamante ne ñu ko doon amal démb yëkkati nay kàddu jagle laat ko xeex bi nga xamante ne sumb nañ ko jëmale ko ci wàllu terrorisme waaye itam fexe ba nag daal di am ci biir gox yeeg gox goxaan yi waaye itam réew yi nga xamante ne moo di réew yi fasantikoo ko réewu ko Sénégal amal nañ ko ci teewaayu suñu reporter Dija Abdou Khadim Thiam ak itam Souleymane Diallo ci caméra bi. ginnaaw bi ñu ko ajandee ñaari at li ko waral di mbas mii di coronavirus ndaje mu ndakaaru di wax ci jàmm ak kaaraange war nañu ko tàmbaliwaat ñu jàpp ko juróom benn ak juróom ñaareelu fan bu weeru décembre 2021 loolu tax na ba jëwriñ ji ñu dénk wàllum jëflante ak bitim réew di ci dalal xelu nit ñi. wax dëgg yàlla defe naa waxtaan bi am na solo fu ñu ko mënoon natt rek ci kontante ñun tey weesu nañu foofu te yaakaar naa bu demee nii te nii rek la war a demee forum ba bu ñëwee parce que bu weer bi dee la 6 ak 7 décembre la forum bi bu ñëwee mel na ni waxtaan ba dox na nañ ko mën a àggali.
ndaje mi dina nekk occasion ngir ñu indi ay saafara ci terrorisme bi. gis ngeen nga xam ni li ñuy woowee terroriste yi ñoo xam ne suñu ginnaaw rek di ñu bëgg bundu xataal loolu yëpp tax na nag ñu ne kuréel bi dañ ko samp biñ ko sampee at mu ne ñu siy dajee di ci waxtaan bu am solo ren nag ñu nar a jublu ci juróomi ñaareel yoon bi nga xam ne ci la ñuy toog di waxtaan. Maître Aïssata Tall Sall moom li mu bëgg mooy Afrique am kuréelu boppam ngir mu mën a gérer kaaraangeem. waaw Afrique yore kaaraange boppam loolu moom defe naa wax nañ ko waxtaane nañ ko général Youssouf mi nga xam ni Nigéria la jóge loolu la fi doon wax maanaam force armée africaine boobu nga xam ni ñu ngi koy tabax ko ba mu dëgër parce que wax na ko nee na boo jëlee réew bu mel ni Sénégal seen forces armées gàcce ngaalaama wax dëgg yàlla am nañu kaaraange am nañu matuwaay am nañu xel mi am nañu pas-pas mi wax na fi wax ju rafet koo xam ni sénégalais bu ne boo ko déggee sa yaram dina daw te di nga am kontaante ci sa réew mais loolu yëpp tax na ba mu ne loolu nag dañ ko war a dajaloo réew mu ne nga am loo indi réew mu ne nga am loo indi ci sa am-am maanaam ci sa alal pour loolu ñu ko samp bu fekkee ni yu mel nii am na kenn ñaanu ko yàlla mais yu mel nii bu amee comme yu mel ni yu am Mali wala yu am feneen fekk armée boobu ci Afrique lay soqee ko ñëw taxaw défendre Afrique. ñu wax ba tey ci wàllub kaaraange rawatina kaaraange ci biir géej gi ak nappkat yi nga xamante ne dañuy faral di réer ci waax yi bu ci mujj nag di Ousmane Sarr nag juróom-ñaari fan la daal di def ci géej gi gannaaw gi nag daal di nay dellu siwaat ci ay mbokkam ak bato boo xamante ne nag moo ko daal di for ci géej gi moom Ousmane Sarr la mu doon dundee ci géej gi ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom la njabootam doon jànkonteel ba mu réeree ba tey lépp nag daal nañ ci dellu siwaat ci reportage bu Aliou Sow. yàlla bu baax di sant yàlla bu baax di santaat yàlla bu baax a baax moom mi xam ne ni moo dogaloon mbir mi ba yàlla def mu dellu see suñuy loxo. mu am mbégte bu rëy ba mu gisee doomam bu réeroon ci géej gi benn ayu bés naka la Ousmane Sarr doon dundee ci diir boobu di lu ñu bëri di laaj waaye juróom bu góor di ci indi ay leeral. bi muy ñibbisee machine bi moo am problème dafa paan loolu moo waral lii am nii tey jii yëpp. nee na bi mu nekkee ci géej ci 7 jours yëpp mu jógee da doon lakk jën dañ doon lakk ay jën parce que dafay am jën yoo xam ne dañuy tàgg ci taatu gaal gi xam nga ñu nekk ay firne wala ndor façon jën bu nekk daal day tàgg ci taatu gaal mais ci lay doon nappa di damm ci banti gaal yi di lakk. Marine nationale woo ay mbokkam alxamis ba fukk ak juróomi simili bootoo ci juróom-ñaari waxtu ci lañu lagg daw jëli ko. bi xale bi feeñee bato bi ko for bi mu oowee waa marine nationale ñu lañ oo directement ñun ñoo demoon port jëli xale bi def li nga xamante ne lépp moo ci waroon après si lañ récupéré xale bi mais ñoom fi ñu jëlee xale bi aussi waxuñu ko mais dañ ne distance bi ñu ko jëlee ak fii si port bi 4 heures de temps ñoom lañ ko daw. benn bateau camerounais ay camerounais ñoo ko for. mu réer ci diiru juróom-ñaari fan ab bateau camerounais for ko ay mbokkam bég lool ci ni mu dellusee te dara jot ko waaye day ñoom ñi jël nañ ab dogal ci moom ne fu mu toll nii kenn koo gis. fexe nag ba daal di suqali njàng ak njàngale rawatina njàng mu kawe ci réewu ko Sénégal loolu nag di mbébét bi nga xamante ne kilifa yu Sénégal daal nañ ko am joorim bi nga xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllub njàng mu kawe mi Cheikh Omar Anne yëkkati yooyu le kàddu rawatina nag lépp loo xamante ne jëm na ci enseignement supérieur moom Cheikh Omar Anne yëkkati yooyu le kàddu ci jamono ji nga xamante ne nag moom lañ doon ndar képp clôture bi nga xamante ne moom la ñu jagleel congrès des chimistes bu Ndakaaru moom Cheikh Omar Anne ay kàddoom dañu ko teewlu ci micro Seydina Mbaye. Je pense que le gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur pourra appuyer. jàpp naa ni jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàng bu kawe bi war naa mën a dooleel njàngum mamraan ci mim réew maa ngi fàttaliku sax bi may jógee université war naa am fukk ak juróomi at dooroon naa fa ay cours ci wàll wi di ko jox élèves ingénieurs yi nekk ESP ndongo yi bëggoon nañ ko lool léegi nag jot na ci dëndub Afrique yëpp ñu ko jàngale mu nekk matière bu ñu dugal ci université yi naam sax état yi ñoo ko war a financé waaye comme ni ngeen ko waxee problématique yi nekk ci université Afrique francophone yi mooy financement bi ñeel recherche yi modèle économique yu si nekk mayewu ko benn yoon. Le modèle, c'est le modèle économique de nos universités qui ne permettent pas au gouvernement vraiment de financer la recherche.
wàllub njàng mu kawe mi lu ñuy waxtaanee ci jotaay gi di wàllub wér-gu-yaram coronavirus mbas mi tolluwaay bi ci réew ka Sénégal xayma bés bi fësal ne ñaari doomi aadama ñoo génn nag amee feebar bi ci test bi nga xamante ne amal nañ ko ci junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar lu toll itam ci ñett ñu daal di wér ñett itam ñoo ne ci sauvetage amul benn doomi aadama boo xam ne faatu na ndax mbas mi di coronavirus bésub démb nag yemoo ko aljuma juróomi fan ci weeru novembre atum 2021 waxtaanee leneen lu soxal wàllub tourisme fexe nag ba sukkaliwaat wàllub tourisme ci réewuk Sénégal di mbébét bi nga xamante ne kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo ci yëngu yu ci mel ni nag waa ASPT ak itam Air Sénégal ak ñi nga xamante dañoo di waa secteur privé bi ñoom nag daal nañoo lëkkale seen doole taxawal ab lël googee nag ñu amal ko démb kon daal di waxtaan ngir xool yoon bi nga xamante ne dañ faa jaar ba sukkaliwaat tourisme ci réewuk Sénégal ñu teewlu si compte rendu bu Moussa Manécha. ñi ngànk secteur tourisme bi Air Sénégal ak secteur privé bi daje ngir sottante xalaat ci wàllum tourisme gannaaw daje bu ñu jotoon a amal ci weeru août bi ñu gën secrétaire général agence sénégalaise de promotion touristique bi dellu si solo bis bi. ginnaaw bi 26 août bu le passé la ñu fi daje ak compagnie Air Sénégal pour signer benn accord de benn convention parce que dañu gëm ne que. ñaar ñi que ce soit Air Sénégal nga xam ne mooy compagnie bi autorité yi créé pour développer en tout cas le transport aérien d'une part ak ñi nga xam ne ñooy toppatoo lépp loo xam ne maanaam wone Sénégal la ci bitim réew ak doli li ñuy wax visibilité maanaam naka la nit ñi di mën a gisee Sénégal ci ay anam yoo xam ne anam yu mucc ayib la anam yu baax ba nga xam ne anam yooyu dina permettre képp ku gis nga war a am cawarte pour ñëw seet si Sénégal. ngir li ñuy def ni ñu mën di ko xam moom mu ngi ñuy xamal ni dinañ jaar ci xarala yu bees yi. premier jéego bi mooy fexe lépp lu ñuy def ñu fësal ko jaarale ko ci xarale yi comme yéen li ngeen yore nii muy maanaam suñu télévision nationale yi suñu rajo nationale yi dégg nga ak deuxième pàcc bi nag mooy li nga xam ne te yéen tamit yéen a nga ciy yëngatu mooy télévision en ligne yi. mooy li nga xam ne aussi mooy les réseaux sociaux parce que nekk na li nga xam ne tey jii képp koo xam ne bëgg nga sa mbir maanaam ñu yëg ko te jaarale woo ko foofu day mel ni du mën a sori. syndicat yi moom bokk na ci li leen soxal mooy nekk nu ñi nga xam ne ñoom ñooy tukki. mën naa jural nag Sénégal lu bari bu fekkee ne dox na bu fekkee teg nañ ko ci yoon li mu mën a jural Sénégal mooy ñun ñëpp ñi man compter mooy dañ ci lu ñuy liggéey mooy jëmmal jëmmu Sénégal jëmmal tourisme Sénégal fexe ba touristes yi mën a bari Sénégal mais non seulement touristes yi mais voyageurs yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy voyager donc ñu mën a voyager ci anam bu mucc ayib mën a dem également ci hôtel yi ci anam yoo xamante ne anam yu gën la. daanaka ñi ŋànk secteur tourisme bi ñu ëpp ci ñoom teewoon ci bis bi moo waral ñu ànd ak xel bu dal. Moussa Mané ñu àddu ci biti réew xibaar yi lu ko soxal nag dem ca Sierra Leone ak nag lu toll ci juróom-ñett fukki doomi aadama ya fa ñàkk seenub bakken gannaaw nag ba benn dépôt carburant daal di éclaté ci seenub kaw li ni mel nag xew démb nag ci aljuma ji foofee nag ca zone industrielle bu Freetown ca Sierra Leone loole nag ñu xamle ko ci jamono joo xamante ni itam ña nekk ca Croix-Rouge ñoom nag ña ngay xamle ba tey ña ngay wëyal ngir rek daal di wàllu askan wi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ca bërëb ba te ji ci suba nag ñu xam ne kon wàllu bi ñu ngi koy wëyal kon benn infirmier bu nekk ca l'hôpital ba ama ngay dëggal bile xibaar ne juróom-ñetti fukki doomi aadama ñoo daal di faatu ci boobule explosion lu ci ëpp nag di ay soxna ak ay tutank ñoom ñoo ne nag ñi xam ne itam ña fa am ay gaañu lu ci ëpp itam ñu ngi doon ak ay soxna ak ay tout tànk ñoom ñooñee nag amee ay gaañu yu metti gannaaw l'explosion boobee nga xamante ne am na ca Sierra Leone
dellusiwaat ci réew Sénégal waxtaane nag bi ko Eiffage bi nga xamante ne nag doon na sargal démb ay liggéeykatam ci xew-xew bi nga xamante ne moom lañ doon amal ci aljuma ji daal di leen jox itam ay li nga xamante ne moo di ay lijaasa ak itam ay raaya ngir daal di mandargal liggéey bi nga xamante ne jot nañu ko amal ca Eiffage mu di xew-xew boo xamante ne itam amal nañ ko ci teewaay joriñ bi ñu dénk wàllub liggéey ci réew Sénégal di Samba Sy nag daal di gën a ñaax ñi nga xamante ne ñoo di liggéeykat yi ñu gën a farlu ci seen liggéey gaar di gën a dogu ñu amal ko ci teewaayu Mame Alassane Seck. ci diplôme d'alphabétisation téeméer ak juróomi certificat d'aptitude à la conduite d'engin et sécurité juróom-ñeent fukk ak ñaari diplôme de professionnalisation lañu séddale yenn ci liggéeykatu Eiffage pour firndeel mbégte bi entreprise bi am ci ay liggéeykatam. La cérémonie de remise de médaille, elle est importante pour tout le monde. Pour l'entreprise, c'est la consécration d'une... ndaje mi nga xam ne nag def nañ ko ngir jox ay raaya liggéeykat yi dafa am solo lool ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk rawatina ñi nga xam ni ñoo fi am ay contrat ñu leen di woowee ay salariés ndaxte entreprise bi succès bi mi am doon ko woon am su fekkoon ne liggéeykat yi jàpp ñu si moo tax it ñu jaare fi jox leen yi lay raaya ba pare di leen jaajëfal si lépp lu ñu liggéey. qui ont eu des problèmes. Certains sont décédés malheureusement. Et il y a eu des hommages tout à l'heure à certains. Et je remercie Alioune Touré de son message. lu ëpp ñetti fukki at def na ko Eiffage kii di Alioune Badiane directeur général adjoint mu ngi ñu xamal li ko téye foofule booba ba léegi. gisoo samay médaille donc ça veut dire que def naa fi lu ëpp 30 ans moo tax ma am 4 médailles yi may arboré nii kontaan ci fier ci donc entreprise bi kontaan na ci. Parce que ku liggéey ci entreprise lu ëpp 30 ans ça veut dire que peut-être entreprise neex na la donc ku liggéey aussi ci entreprise bi lu ëpp 30 ans ça veut dire que aussi jàmbar nga parce que bu doon mënoo sa liggéey mën na am doo fa yàggee nii donc boo fi yàggee c'est parce que mën nga sa liggéey donc kontaante la ci ñaari côté yëpp entreprise bi di sargal ay ñi koy liggéeyal di ndokkale seen entreprise. daje bi Eiffage doon séddale ay diplôme ak ay médailles nekk luy encourager ay liggéeykatam. kii di ministre du travail ministre bi ñu jagleel wàllum liggéey bi teewoon na te mu ngi rafetlu lii nga xamante ne ni président directeur général bu Eiffage mu ngi koy def te dañu dig daje le 20 ak 21 novembre ci course boobu ci marathon Eiffage 2021. Mame Alassane Seck ñu yegg si nag ci rubrique bi nga xamante ne moom lañ leen di jagleel ayu bés ku jot article de la semaine tey nag di amal taxaw seetlu ci wàllub littérature ci réew Sénégal xam ngeen ko nag ci ayu bés bi le Sénégal am ndam ak jaarale ko nag ci ki nga xamante ne moo di Mouhamed Bougar Sarr ndam li nga xamante ne am na ko prix Goncourt atum 2021 ci wàllub littérature ak téereem ba mu bind li ni mel nag war ñu daal di amal taxaw seetlu ci littérature ci réew Sénégal bindkat yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk na lan moo tax war nag du ñu faral di am yenn ndam yi ci réew ka Sénégal bi ci réew la ñu koy daal di nemeeku taxaw seetlu bi article de la semaine ñu amal ko ak journal L'As quotidien ñu teewlu si suñu reporter Dia Mamadou Dia. Sénégal nu ñu ràññee ko ci wàllum littérature ci àdduna bi rawatina ndam yoo xam ne ñu koy indi ci at yi moo xërtal taskatu xabaar bi di Mamadou Mbaxe Ndiaye ba mu xaatim ci ab article taskatu xabaar bi di jàngat tolluwaayu mbind ci Sénégal. li ma inspiré pour ma def article bi mooy dama gis ne xaatimkat bu mel ni Boubacar Boris Diop dañ ko décerner benn prix na boo xam ne pour ensemble œuvre am sur le plan littéraire moo profité aussi nag pour jàngat tuuti ci littérature
bindkatu dëkku Sénégal léegi ma seetlu ne Sénégal lu ci mënti wax dëkk xaatimkat la dëkk bindkat la dëkk ay shaayir dëkk poète la parce que même dañ koy fàtte même si langue arabe dëkk boo xam ne la dañoo produire lu bëri si langue arabe. Mouhamed Mbougar Sarr di ndaw am ndam lu kawe bokk ci ñu yóbbu turu Sénégal fu sori ci wàllu mbind ndam lii mu am Mamadou Mbaye Ndiaye junjoon na ko ci article am bi di wax ne Mbougar mu ngi ci tànk jël prix concours ñi doon àtte dëggal ko taskatu xabaar bi am ci mbégte. kontaan nañ trop parce que fierté la déjà quoi qu'on puisse dire du mag xale la 31 ans nga gagné prix concours foog naa ñaari nit ñoo ko defagum depuis 1903 bi ñuy joxe prix concours beeg léegi depuis 1976 moom mooy auteur bi gën a jeune à 31 ans nga gagné ko. ba pare li extraordinaire dañ koy fàtte loolu tamit waxuma ko ci tubaab mooy livre bi co-édition la Philippe Ray ak Jim Sand bi nga xam ne ñoom Felwine Sarr Boubacar Boris Diop ak Nafissatou Dia Diouf ñoo ko récupéré woon donc déjà double consécration la pour Sénégal mooy suñu doom moo gagné prix bi ba pare édition wu Sénégal ñoo xam ne ay doomu Sénégal ñoo ko récupéré édité ko ñoom aussi dañ leen consacré. waaye bu moyee loolu bindkatu réewu Sénégal yi am ñu ne mënuñu fës ci wetu ñuy bind ci kàllaamay anglais waaye taskatu xabaar bi ne bu xoolee génération bu yees wile am na yaakaar ci loolu soppeeku. loolu xam naa avant peut-être ñoom Mbougar Sarr di ñëw la parce que peut-être ñoom dinañu relever défi bi ba redorer le blason de la littérature francophone parce que dañoo seetlu ne bindkat yi gën a xarañ at yii nii ci wàllu Afrique d'expression anglaise nañ déjà prix Nobel yi ñu jot a am rek de littérature ñaar ñëpp c'est expression anglaise nañ loolu nag war nañ xool jàngat bu rëy war a xool lu tax mais li ci ëpp solo mooy am nañ génération boo xam ne surtout Sénégal am nañ génération boo xam ne war nañ mun a yóbbu flambeau bi fu kawe ci wàllu littérature mondiale ak littérature internationale. ndam yi yëpp bindkatu réewu Sénégal yi di am terewul la émission yi ñuy waxtaanee livre dafa tumuranke ci télévision yu réew mi. loolu li ko waral ci gis-gisu journaliste bi mooy littérature mënul xëcc ay sponsor. loolu li ko waral mooy te nit ñi mënuñ ko comprendre mooy xoolal Sénégal ni mu mel ci wàllu littérature émission yu tuuti nañ am ci wàllu yuy fësal littérature ak livre ci Sénégal bon même grille yi ñiy jéem a essayer ci télé yi du ñu am sponsor parce que sponsor dañoo jàpp ne livre voilà. affaire ay borom xam-xam la affaire élite la xam nga divertissement mooy gën a attirer sponsors yi foofu ñuy yóbbu seen i grille de programme alors que dañuy fàcc ne métier journalisme c'est vrai que pour informer la pour divertir la mais pour éduquer la. taskatu xabaar bi amu ci lu ko neex ci beneen wàll Mamadou Mbaye Ndiaye di yaakaar ci génération bindkat bu bees bi ñu indil yeneen i ndam réew Sénégal gannaaw ab dossier bu mu leen jagleel di càmbar seen liggéey. mu ngoog mu ne woon seen rubrique article de la semaine jox leen di daje ayubés gi ñu dëgmal ci gaaw gi ci beneen numéro seen rubrique article de la semaine yegg si ci ponk gu mujj ci jotaay gi di yéene kaay xëy fësal tey ak Assane Toppa. bu deene élection locale yi la ñu dëgmal ci réewum Sénégal dëkk bu ñu war a sanc la ku jëkk politique gi nag mooy nañu yoon woo bu yàgg jaar ci ñalla woo taxit nag fakas la nañu ci ay taxaas ki dëkk du lenn lu dul ay dogal yooyu mi ngi bàyyi ko ci ay préfet ki sous-préfet daal di gàntal neenal seeni liste dootuñ ci mën a bokk wala bokk ak dabaatal faw mu am ci te loolee app lay doon yéenikaay gi di Sud Quotidien jaaxle dëggantaan moo ñeel ku jëkk politique yi ci réewum Sénégal jamono jile kenn jëkku ci nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waaye wi askan wi yéenikaay gi ne ca diggante Sam Notaire ak Golf Sud amul kenn koo xamante ni mën na leen fa yóbbu ci wàllu élection locale yi ndax nanguwuñu seeni liste ci Ndakaaru moom gëm sa bopp xot nañu seen liste bu yàgg Kédougou Moustapha Guirassy dinañu ko ci course bi Les Échos yi kay ne ak njubadi nag am na ci teg nañ ko kii di Adama Faye lañ andi ni aw lay ba tax ñu daal di neenal ab listam bàyyi ko ci préfet bi mooy ne kayit gëmu wane lu bari da ko niroo lekk waa Benno Bokk Yaakaar moo xam ci mandarga yi ak wàllu ko couleur yi ba ci wàllu ko tegtal yi ndax nag kii di Adama Faye dafa jël
aw fas daal di koy saxal ay laaf muy daw te waa benn bokk yaakaar ab baatu fas moom la ñu def seen mandarga ak tegtal mu doon it mbir ma nga xamante ni ñaari bu leen tegee mënul méngoog benn yoon ñi daal di dagana seen ko bokk ñeel jongantey palum njiit yi ci gox-goxaan yi ñu dëgmal ci xewum Sénégal Les Échos yi ni ko naan ku jëkk politique gi dañoo fàtte jëf topp wax ji rek lijjantiwuñ benn yoon ne war nañoo dajak ay galgale ki bukki yu sàngoo dërëb pa béy ci seenu yoon bokk na ci li leen yóbboo lii lépp yi ni kay Les Échos ne préfet yi kay ñi ngi dëkkee di yaata yumbe nekk ci la leen neex te dara du leen ci fekk ak Bougane Gueye Dany bi nga xamante ni dootul mën a yootooti Ndakaaru Njaay capitalu Sénégal wala bokk faw mu am ci ab coono bu jéggi dayu lool coalition gëm sa bopp nag yi ni kaay gi ne duwul Ndakaaru rek la nar a ñàkk te duñ àgg gum ci ay élection ndax it nag bari na ci ay gox yooyu seenu liste dañ ko daal di niinal kem nekk waa bokk gis-gis daal di dundee ci diwaanu Kaolack jàpp yi nga xamante ni moom moo di Bignona mu doon ay élection locale yooyu la ci jëbale ci wàllu koppar ngir daganal lépp lu ci war a mën a boole ab candidat jaare ko ci parti wala coalition libération yi ni kaay xëy na dégtale xayma bi dem na ci benn milliard bu tegal ñetti téeméeri million ak ñaar fukk ci suñu koppar tabal nañu ko ci nafak waa CDD juróom benn fukk ak juróom ñaari coalition ak i parti ñoo séddoo yooyu les koppar ci communes yi ñaar fukki département ak benn la parti ak coalition yi jot a déposé ku ca nekk ci kuréelu politique yooyu nag may nañu la fukki fan ak juróom bu ñu siiwalee njuree fii ci mbañ gàcc yi ba noppi nga dem laaj koppar yi nga tay la woon ak it nag war a sàmm teg li nga xamante ne moom la ñu ko tëralee candidat bu ca nekk nag faw nga teew ci mbooleem commune yi gën gaa ne wite bépp commune war nga fa am gën ngaa yées benn conseil bu fekkente ne nag lii di liste bi ci benn commune li koy may muy jot ab caution ñi delloowaat ko faw gën ngaa néew mu am fa juróomi conseil wala département yi tamit nii la ñu ko daal di tëralee ngir nga jot fukki million ak juróom bépp kuréelu parti politique bu nekk ci département bi ba mu daj ci réewum Sénégal fu ci nekk gën ngaa néew war nga fa am ab conseil bu dee ne nag liste candidat bi maasewul teew ci mboolem département yi fu ci nekk war na fa wañ lu mu gàtt ñett ci ay conseil lii le mooy tax ñi delloo ko weccitam seen alal la ñuy wër ci université Gaston Berger gu diwaanu ko Ndar ñi jàng ci journal L'As ne fisc ba dugg na ci université Gaston Berger gu diwaanu ko Ndar di leen toppee juróom-ñaari milliards ci suñuy koppar ci wàllu ko impôt yu ñu fayul boobu ba tey dogal ba nag daan nay jib moo seeni waxande doon compte bu UGB tëj nañu ko bis ni ki tey dootuñ ci mën a yóotu ba di ci jottali ko ay koppar waa SAES ne lii yépp nag ki leen ko yóbbee moo di njiitu centre fiscal ba nekk ci diwaanu ko Ndar te loolee moom duñu ko bàyyi mu sedd benn yoon ñi ngi sàkku ci moom rek mu daal di indi saafara ci mbir mu nu mel nu mu gën a gaawee lu moytuwulee loolee coow dana jib ki seen diggante mbirum passeport diplomatique yi ndaxam jëm na ci wàllu ko leeraange ak assemblée nationale mañ ca jotale woon journal L'As ba tey dañuy xamal ne talaata ak jàmm ñi nga xamante ne ñoom ñoo di député yi daañu soobu ci liggéey bi càmbar ko kenn ko yoon tëralee ak kuréel goñ fa samp doon commission ad hoc bi sottal na ab liggéeyam ba noppi journal L'Observateur moom dafa xëy soobu ci biir géej gi waxtaane musiba gi daal di dellusiwaat muy wopp ji nga xamante ni daloon na fi ay mool andi leen ay jafe-jafe yii ni kaay gi ne loolee nag moo daal di dellusiwaat feeñatu ci ay gox yu bari dem na ba ci ñeent ci ay mool yu ñu daal di wàññeegum ne seeni xarkanam soppeeku na ak ay tuñ yi fett ko toj yi ni kaay gi ne beneen nëpp jafe-jafe gàllankoorati na nappa gi ci réewum Sénégal. mu ngoo ka sant ko gërëm ko bokki sant leen gërëm leen ci ànd bi suñuy programme jotaay njooloo si fi la ñu koy yëkkati amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf